lii xaw ma nu mu tudd sax jaay jaata doxal sa dox ba nit laal la ñu digaale kook moom bàyyi bu déglu ma tuuti ndeene déglu ma day bésu wax la day boo mënut a wax sa ngay bobo bobi ba guddi ba 2 heures du matin ñoo ngi fi ndax bàyyi bu jaral ñu ko bàyyi bu ma feebar sama tànk yi di mel gobe ndaa ma njaay coonda kiral Ibrahima soxna Ami Touba Paa Ibou nag seen Paa Ibou la ñu bañ a naxante mbirum politique daa bëri naxante trop table bi weex na trop ñu daje fi ñu fësal ko. yéen mbokk si Basor maa leen di nuyu góor ak jigéen ndaw ak mag bàyyiwuma kenn man dafa xol suma xol dafa sedd ba ma yónnee léegi ne Paa Ibou na ne
bu dee dafa bind suma tur na ko effacé ndax damaa soj naa sax nag wax dëgg yàlla ku ma gis ma taxaw xam ne wéruma waaye nag lu mun na ñàkk mun na ñàkk dama ne waa Sibassor yéen a gore yéen waaye li ñu wut yéen nañu ko yàlla may ci barke Sëñ Fallu te incha allah yàlla dinañu ko may man nag suma wax ñaari baat rek la muy lan muy nañu takku ni ñu takkoo nañu continuer yàlla ñu ko yàlla defal keroog bés ba bàyyi bu ragal dara duru yàlla neen la bu yàlla ne da nga toog incha allah da ngay toog te nag gis nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar yow ku yàq mën laa yàq yàqkat balaa yàq dafay tasee ku yàq boo yàqee ku yàq sa yàqu day gaaw waaye boo yàqee kii jagal sa yàq du gaaw kon yow li ma la wax mooy continuer ci li ngay def bul faale bul tontu bul seet continuer sa jëf rek xol bi la yàlla jox yal na ko yàlla motil ci yow rek li ñu ñaan yal nañu ko yàlla may yéen waa Sibassor maa leen di gërëm di leen di sant te di leen di wax ne lii ngeen jàpp bu leen ko bàyyi fii ko bàyyiwul rek lu ñu rëpp nañ ko am te incha allah dinañ ko am ci barke Sëñ Fallu jërëjëf. wala moom waxtaan ak yéen ci ay kàddu ci ay tamit fasantikoo tamit am solo su nekkee loolu nag man dinaa wax si wàllum jeunesse bi nga xam ne tey ñun ñoo fi nekk mu def ak ñun sëxal ñun teranga si sport si éducation amul bërëb booy laal da Paye bu Ndiaye jàppale wu si jeunesse bi ñun étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Dakar suñu mois yi mensualité yi nga xam ne ñooñu koy fay chaque weer suñu logement yi nekk moom mooy jël xaalisam chaque mois mu ñu koy fayal te kenn xamu ko logement yi nga xam ñoo fa nekk ay ration dafay jaar di ñu ko jox di ñu nemmeeku di ñu saytu saay su ne heure bu ñu nekkee si ay difficulté ay jafe-jafe moom mooy ñëw taxawuñu comme suñu waajur kon tey mënuñ taxaw tey mu dem ba bëgg a laaj fi nga xam ne mooy mairie Sibassor bi te du ñëw pour jàppale ko ci loolu kon dañoo gis suñu bopp si moom dañoo gis ne moom moo nekk candidat bi nga xam ne tey ku nekk si problème muy dëj di xew ci problème boo munti nekk da si ñëw taxaw si jàpp si at kéemtalaay kattanam kon kooku tey mérité na tey amul kersa tey jàkkaarloo kenn amul tamit bëtu bi nga xam ne tey jàkkaarloo ni tey di wax amul tey kersa jàkkaarloo ak yéen tey amul kersa bi nga xam ne tey rus naa daje ak yéen pour jox leen loxo képp ku dajal day sigi xool la waxtaan ak yow parce que jiw na si lu baax waxtaan leen lu baax jëflante ngeen si lu baax kon kooku tey ji tey gisuma kenn koo xam ne moo war a taxaw Sibassor naan na ngay laaj mairie bi ku dul moom mérité na Sibassor mérité na kaddu askan bi kon dañ koy sant bu baax jeunesse bi kontaan nañ trop football bi nga gis tey dugal na si loxoom jeunesse bu nga dem football ba nga am looy def day ñëw jàppale taxaw la muy bëre bi nga xam ne tey am na ko tey suñu bébé ñàkk bi nga xam ne amoon na ndam yàggul dara ñu koy ñaanal yàlla di ko may ay ndam yu kawe jàpp na si jàppale ko ànd ak moom soutenir ko jàppale ko si côté yi ne football bi képp kuy dem Kaolack ba nga am fépp fooy dem day taxaw jàppale la si kéemtalaay kattanam kon kooku tey ñun jeunesse bi ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy gërëm ñu ngi si gannaawam tey ñu si gannaawam ëllëg lépp loo bëgg rek ñu ngi sa gannaaw macha allah kontaan nañu bu baax. maa ngi tudd Ndéné Mbodj maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp bala ñuy commencé parce que li tax ma ne damay gërëm ñëpp bala ñuy commencé c'est pas la première fois ñu leen di gis suñu wet c'est pas la première fois Paye bu woote yéen ñëpp ngeen teew kon damay njëkkee li nga xam ne sax moo waroon mujj mooy damay gërëm ñëpp avant tout di leen xamal ne Sibassor dëgg neex yàlla def ngeen choix bi gën ci yéen mooy choix bi nga xam ne mooy candidat bi di Paye bu Ndiaye Paye bu Ndiaye di candidat boo xamante nii moo gën ci Sibassor gën ci commune Sibassor li may wax nii wóor na ñëpp doon na candidat boo xamante ne nii Paye bu seetaanul Sibassor Paye bu bokkul ci politiciens yi nga xam ne dañu jël seeni bopp téye seeni poos téye seeni lépp ne damay toog ba doon maire doog a indi Sibassor njëriñ si Paye bu dafa indi Sibassor njëriñ ñaata partenaire la Paye bu dugal Sibassor boo ñëwee volet éducation Paye bu indi na ay partenaire si CMI Sibassor bii nii ñu équipé bibliothèque Sibassor nga ñëw ci côté sport bi nga xam ne Badiane wax na ci ñaata tournoi la fi Paye bu teg ñaata paire de maillot la fi Paye bu jox ASC Sibassor ñaata yoon la fi Paye bu soutenir waa ASC Sibassor yi li may wax wóor na jeunesse bi ñu jógee si ñu ñëw côté santé il fut des temps man mii di wax ak yéen maa nekkoon président comité de santé bu Sibassor Paye bu équipé na poste de santé Sibassor 3 fois
yoo xam ne ay partenaires la fi indi ñu mel ni Rose Wardini ñu mel ni comment dirais-je Colibri benn association ñu ñëw comment dirais-je ñu ñëw équipé hôpital Sibassor maintes reprises au bout de 3 fois def na ko fii au niveau de Sibassor ñu jógee ci loolu Sibassor am problème yi ndox ci tëddoo bi am problème moment boobu am na ay politiciens yu newoon Sibassor ñii dañoo jël seen i famille dem ñii jël seen xaalis defe ko nu leen neex moment boobu paay bu dafa ñëw jël 750 000 francs def ko carburant jox ko ay citernes ñuy jox population Sibassor ndox bu ko neexoon mu def ko ci poosam mbaa mu jël soxnaam dem si këram Mbuur toog fa def ko dafa bokk ak Sibassor naqar bi lépp loo xam ne Sibassor a ngi koy jooy paay bu bokk na ko yéen du ngénte du ceet du dëj du xew lu xew rek paay boo ngi ceeg yéen ñaata yoon la fi paay bu may ay circoncision gratuite ci hôpital Sibassor bi plus de 3 fois tey booy yu bëri jong nañ Sibassor lu war a mën ay 400 booy paay bu muy si loxoom la jaar kon paay bu ñu lay gërëm yow ñu jóge ci loolu social li ci paay bu di wax def du ma ko wax parce que am na yoo xamante ni tey def na ko entre moom ak nit la du lu ñuy toog fii di ko wax li wóor te leer mooy Sibassor lu nit de def Sibassor sa xar sa bu amee doom boo wooyee si ba paay bu mu ñëw sa xar laa la wax soo amee doom soo wooyee paay bu yëgal ko mu ñëw loolu li may wax wóor na waa Sibassor kum romb taxaw te ñun loolu lañ soxla ci maire soxlawuñ maire bu fi nekk di saaga nit ñi soxlawuñ fi maire bu fi nekk di xulóog nit ñi soxlawuñ fi maire bu fi nekk ku ñëw ñu yóbbu la gendarmerie soxlawuñ fi maire bu fi nekk étudiants yi fi laaj seen droit suspension yi étudiants yi laaj na leen fi mu yóbbu leen gendarmerie li may wax nii leer na leen paay bu bi moo leen jëli tribunal ñun soxlawuñu loolu ñun politique de développement la ñu wax kuy suqali Sibassor xam soxla Sibassor nekk ak Sibassor guddeeg bëccëg ñun loolu la ñu soxla tey suñu dof-dofloo nag ba jël maire Sibassor jox ko keneen leneen lu ñu dal ñun la leneen lu ñu dal ñun la parce que gis nañ ci ki gën ci ñun bam doonulee dara ki am nag saretu mbaam di la yóbbaale su la ne su ma amee oto dugal la ci nga war ko mën a gëm kon paay bu mooy candidat bi nga xam ne moo gën ci Sibassor jàppale leen ko jour élection yi 10 heures ci suba ñu xam ne paay bu jël na mairie bi 10 heures ci suba laa bëgg mu wóor leen ne paay bu jël na mairie Sibassor 10 heures ci suba loolu rek laa am lu ma leen di wax wasalaam. maire bi nga xam ne yàlla teg na ko fi def naa ay relation ak directeur Senelec mu may ko 5 villages yu mu def éclairage kon loolu nit ki soo buggee dëkk da nga ciy dox mais jamono juñ toll li ma leen di ñaan mooy li grand bi wax léegi la nit ki na seet koo xam ne su faloo ëllëg njëriñ ko njëriñ bi mooy lii paay bu di dox di ko indi kon nag waroon tun réere mbir élection locale la ñu wax doomi dëkk bi la ñu teg te may ñaan son excellence Macky Sall comme li ma koy waxee bu ñu imposer nit non 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 doomi Sibassor mooy fal doomi Sibassor kon je vous remercie jërëjëf. responsable politique Sibassor dañu fi waaw bi ngeen ko gisee pare woon def lu ma di point de presse ci kër dernier minute ñu xañu fi dañ ko génne ci mbedd bi parce que yaakaar naa ne tey gis naa au même moment ñoo xam ne bu ñu ko def biir kër lañ koy def mais ñun dañoo gëm ni ñu àndal wóor ñu àndal te transporté wuñ benn militant kaw rek am na lu fi xew temps yii passé ay car laa gis dama koy cité nommément muy Modou Ndiaye Rahmati arrêt bu fekkee il se proclame tey coordonnateur de l'APR mais nday yi seet dañuy tuddee njaaxaanaay mais politique buy kuy politique nekk Sibassor ku bi de Sibassor soo nekku ci ngay transporter ay militants au niveau de Kaolack di leen indi Sibassor pour essayer ndax kan le président de la République tey réalité bi mooy lii ngeen gis mooy réalité terrain président ñëw na nee na ma Ibou man soxlaatuma ay yenn kii ñëw naa gis naa sa mbokk dégg naa sa mbokk looloo moo doy comme la mu wax nag parce que wax na ma ko dégg naa ko ñun moom la ñuy liggéeyal suñu mag la am nañ vision ci Sénégal dañ koy accompagner le président nag partout mënut a def lépp comme mënut a def lépp ñun suñu maigre moyen dañuy fexe di accompagner la population de Sibassor képp xam na ne lu état di joxe lépp lu parti di joxe donc ki nga xam ne moom fi yàlla teg ci la ko war a jaaral loolu mooy yoon ñun nangu nañu loolu mais au même moment bu defee ñu leen jël suñu ñàkk bopp jox Sibassor te rawante bi nag mu ngi mooy nga jël sa kay jël ñàkkam ak ka ñu jox mu séddale man pour man lépp lu jox tey waa Sibassor bu jógee ci APR man gis naa ci sama bopp parce que ci laa bokk impliqué mais dama cee bokk gis naa ci sama bopp di jaajëfal ka ko joxe
mais nag dafa am loo xam ne mooy wax naa ko léegi damay attirer attention président de la République Modou Ndiaye dafa aw ma benn problème ak benn leader maa ngi saluer ñëpp au passage maa ngi saluer Mariama Sarr mu respecté bu baax di saluer ma Pape bi tey di saluer Abdoulaye Khouma mu ñax dama leen respecté bu baax mais nag kuy proclamer ñun ndax mooy coordonnateur moom ñun loolu suñu yoon newu ci bu ko waxee nangul keneen ko wax nangul nañ ko parce que yàqul dara ci li ñuy def mais nag naka dee ndey ji seet xam ne ñun ñëpp njaboot président la ñu bu koy liggéeyal ndax na jëm a transversal donc loolu la ñuy wax. da nga bëgg a jiite commune bi ci lan nga sukkandiku pour bëgg ci jëlee ci waaw man néew ma dama bëgg a jiite si commune mais commune bi ñëw ne dañoo bëgg ma jiite leen parce que boo xoolee depuis lors lépp la am infrastructure te ma bëgg a nekk nag maire boo xam ne nii zéro convocation lay doon donc ñaanuma yàlla yóbbu nit gendarmerie ñaanuma yàlla yóbbu nit tribunal parce que tey maire mooy ki jege askanam man su ma dégg muy taw mbaa muy naaj képp ku am problème damay xuus ñoo bokk ak yow donc loolu mooy li nga xam ne nii c'est une demande communale une demande sociale donc su ma dégg man maa ne dama bëgg a nekk candidat ci Sibassor président nee na njaboot nañ ko déglu maa ngi koy déglu mais nag dama koy xam waxal ne ko nag Sibassor nee na dañoo bëgg un maire jeune un maire boo xam ne dafa mos a constant ci démarche yi ñuy def un maire boo xam ne dafa mos a dund ci préoccupation yi waa Sibassor ñoo ko wax n'est-ce pas comme nag bu man waaw ma ne ci biir loolu ma ne la boo jëlee jam ñaajo ba Kër Ayib benn commune de Sibassor moo fi amul lampadaire amul doodaan loolu nag du ma ci wax président parce que président teg na ay des services dédiés yoo xam ne ñoo koy gérer mais nag il faut aller vers ces services là def des demandes def suivi parce que je crois que boo ne en tant qu'autorité locale loolu ngay jëriñ ñun nag en notre qualité de conseiller en notre qualité de responsable de l'APR n'est-ce pas bu doomu dëkk bi def nañ démarche yëpp dem nañ dig nañ ñu suba am nañu rendez-vous ak le team là buy gérer l'entretien routier suba am nañu rendez-vous ak moom pour l'histoire des doo rendre Sibassor parce que nag suñ population bi ñu ngi waaj a jeex ñu ngi koy ñaan lampadaires yi wax dëgg yàlla yéen ñuy jaar ci rafetal bi xam ngeen ne même Sibassor moo amul doo jógee jam ñaar ba ni ngay jógee Kër Ayib da ngay dem ba ay gappaax ay dëkk yoo xam ne vraiment buñ ko mënee am waxu baa ñu Sibassor mais ba ma laajee dañu ma yéen bàyyi bu ñu seen demande comme nag am na politique boo xam ne électrification universelle boo xam ne président daf ko posé ñu ngi xaar loolu ci deuxième phase mais nag ñun nag dig nañ ñu vraiment te sous le contrôle d'un natif de Sibassor bu tudd Ibou Mbodj bu liggéey ASER ba may dem xaw ma ne ma fa nekk mais par coïncidence da koo fekk comme li may wax moom inventé wu ma ko lampadaire yi ñu ngi ñëw doodaan yi pratiquement réglé nañ ko xaaruñ ci kenn loolu moo ñuy war problème bu semence bi muy li nga xam ne ñuy lancer un appel ñi nga xam ne ñoo ko yor Sibassor à chaque fois ci semence bi 40 tonnes lay am semence au même moment bi nga xam ne nii ay diya ay 350 tonnes lay am mais gis nga différence boobu c'est écœurant tey moo tax dañuy lancer un appel pour ñu jëm a réajuster xam ne kat Sibassor dafa nekk Sibassor béykat la nit ñi ay jàmbaar def duñ tàllal loxo beneen point aussi muy usine de Sonacos dama ko fàtte ñun dañuy réclamer la paternité de Sonacos parce que mënuñ nekk Sibassor tey pollution bi nekk Sonacos ñun ñoo koy subir et puis toutes les retombées reviennent à la commune de Kaolack loolu c'est déplorable suñ politique yi dafa bokk ci loolu nga xam ne tey bés bu ñu fi yàlla tegee bu ci Macky Sall accordé loolu bu ko accordé la waa Sibassor bëgg nañ Sonacos tey retombé Sonacos revenir à la commune de Sibassor même bu dul loolu sax dans un premier temps ñu am benn pourcentage boo xam ne nii dafay revenir à la commune de Sibassor ba la nga xam ne nii ba leneen mais nag mënuñ concevoir à vol d'oiseau 2 minutes yaa ngi Sonacos pollution bi amañan ñi ñoo koy subir et puis malheureusement pour nous toutes les retombées reviennent à la commune de Kaolack loolu ñu bëgg nañu corriger ko vraiment ñu ngi leen gërëm di leen sant. ndox mi ndax am na soulagement bu ci am ndox mi. waaw ndox moom alhamdulilah ñu ngi ciy gërëm toutes les bonnes volontés di ciy gërëm nag ci le président de la république bi nga xam ne nii bi mu yéegee loolu xam na ndox vraiment mënut a ñàkk ñun dañu am man sama soxna doon dem di yenu comme ñëpp n'est-ce pas pour donner un bon exemple au même moment bi nga xam ne nii ku ci nekk yaa ngi dajale say fonds politique di faire campagne man dama jël samay moyens ma accompagner les femmes de Sibassor ndox mi léegi alhamdulilah mieux sax moo dàq ndox mi fi nekkoon loolu moom alhamdulilah la de soulagement la donc ñu xamal la ne Sibassor mooy suñu lépp am moo ñu ko gënal jërë ngeen jëf. En français, vous avez réclamé la paternité de la Sonacos, pourquoi? Ok, donc je disais là, en tant que politique, en tant que membre de l'APR, nous réclamons la paternité de l'usine Sonacos, dont toute
dont pratiquement la population de Sibassor subisse pratiquement la pollution. Et on ne peut pas concevoir que toutes les retombées puissent revenir à la commune de Kaolack. Là, c'est déplorable. Nous demandons une correction vraiment nette et dans les meilleurs délais. Donc nous portons ce combat, nous allons porter cette plaidoirie de toute une commune pour enfin bénéficier des avantages de l'usine Sonacos qui est là, qui est en train de venir polir et vraiment nous faire subir des maladies en affinité. Les avantages comme quoi? Non, vous savez, donc il y a des textes annuels. Les textes annuels payés par toutes les institutions locales, n'est-ce pas? RSE. Tout ça, c'est cette part que nous réclamons pour pouvoir faire des investissements au niveau de Sibassor. Parce que je me dis qu'une commune sans ces ressources-là ne peut pas développer à 100%.